sant leen gërëm leen bu baax yéen sunu mbokk auditeur yu Atlantique FM la 106.1 amaan mbégte fekk si leen ci seeni salle ci seen salon wala muy sax ci oto yi ci transport bi fu mu ci mënti doon di masaw bu baax tamit ñi nga xam ne ñi ngi ci waxtu bi ñuy àddu ngeen di teewlu ñi nga xam ne ñi ngi ci embouteillage bi mu sonal leen lool ñi ngi leen di masaw bu baax klaxon dootina ni ngeen ko xamee waxtaanee lépp loo xam ne day jëm ci wàllu transport coono transport lépp lañ ko la ñu nam ma waxtaanee ba tax na tey ci sunu studio bu taaru bi ñu am fi ay kilifa en tout cas ay invité yu am solo yu am maanaa ñoom si boppam ñoo relevé li nga xam ne kon mooy suñu studio bi bokk na ci Baye Ndongo Fall di transporteur bu mag di en tout cas vice président bu tamit bu GIE Darou Salam naka noonu amee nañ ci ki nga xam ne tamit mooy le président en tout cas des jeunes transporteurs moom tamit mu ngi si fii ci sunu studio moom tamit ñu koy wax Ndiagalo moom tamit di nekk tamit ku bokk fële ci nga xam ne mooy GIE Darou Salam moom tamit mu ngi fii ci sunu plateau ñu gën ko agrémenté nag ak ki nga xam ne tamit mooy Diadji Wade moom tamit nekk fi di transporteur u camion kon tey klaxon dina ala dawme naka noonu maa ngi nuyu nag ñëpp ñi nga xam ne tamit sama gars yi xam nañ dañ comprendre ñi nga xam ne ñi ngi déglu jamono bi maa leen di ziar lu bëri ñu jox kon Baye Ndongo moom mu nuyoo Baye Ndongo ñu lay ziar. aleykum salaam maa ngi leen di nuyu di la ziar Aliou. di ziare mboolem auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu rajo Atlantique FM. di ziare kull kuy liggéey ci transport. di ñaan yàlla lu nu fi wax yàlla bu mu laal kenn ci li loo xam ne ñàkk a gis sa bopp la li nu fi wax daal yàlla na yàlla dogal mu doon njëriñul ñëpp. incha allah. amin la ñuy wax Baye Ndongo li nga ñaan am na solo naka noonu président des jeunes transporteurs Ndiaga ñi nga tamit ñu ngi lay ziar lu bëri. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu waa Atlantique yëpp. Aliou ñu ngi leen nuyu bu baax a baax. di nuyu Ndongo Fall mi nekk suñu loxo càmmoñ. di nuyu suñu mbokk transporteur camion yi. mu ñu ko baax a baax ñu ngi ko nuyu di ko jaare. di nuyu waa Sénégal yëpp. jërëjëf Ndiagalo nuyoo bi mate na gàtt na naka noonu sëñ Diadji Wade yow tamit ñu ngi lay ziar bu baax la jox sa wàccuwaay. Diadji Wade ok merci beaucoup Seyna Aliou maa ngi lay ziar bu baax. di nuyu say auditeurs ak say auditrices yëpp. di nuyu sama ñaari papa yi ma jàkkaarloo. di ñaan yàlla lépp lu ñu fiy wax rek yàlla nekk njariñ luy jur njariñ ci barke Cheikh Khadim. jërëjëf. jaa ngeen jëf muy lu am solo ñu na ma waxtaanee li nga xam ne kon mooy wàllu transport de façon générale en tout cas dans toute sa globalité li ñu koy waxee ndax transport nekk na en tout cas secteur bu stratégique boo xam ne ni tey dañ ko war a waxtaane ndax lépp lu xam ne ni amul organisation rek du neex a waxtaane ba tax na kon sama kàddu gu njëkk rek dama koy jox ki nga xam ne mooy président Ndongo président Ndongo yow nga nekk en tout cas PCA bu Mectrans te dégg nañu at mu jot da nga versé li nga xam ne kon mooy sa bilan da nga ko def en tout cas def sa bilan bu at mi te tamit ñi bëgg xam la moo tax ndax comme li ñuy waxtaan rek du dañuy fi sujet kenn du dañuy tuumaal kenn waaye en tout cas dañu bëgg xam li waral en tout cas transport wala liggéeykat yi du nga leen fay ci fi nga xam ne ni mooy duñu leen bancariser en tout cas fay leen ci ay banque bu ko defee comme ku ne xam ne mutuelle dafa metti waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu dama xalaat ne employé fay leen par banque moo gën ci ñoom te it moo ëpp avantage parce que société bi du avantage am ci muy par exemple sa employé des fois mu soxla li loo xam ne wala ñu soxlaandoo li loo xam ne banque moo leen mën a arrangé te boobaa ku ci am contrat am sa 3 derniers bulletins de salaire toujours da nga mën a boo demee ci banque bi dana la mën a lebal même bu dul loolu sax tey bu ñu demoon ba actuellement Mectrans ñi ngi woon ci ay suuf yi yoo xam ne ñu ngi koy jox employé yi déjà am na ñu ci jot a sédd am na ñoo xam ñu ngi ci yoon bi te itam politique bi ñuy def foofu moo di ne képp ki koo xam ne am nga foofa terrain ci yooyu nga xam ne moom la ñuy joxe buñ demee ba say papier génn dañ banque Mectrans moom daf lay dimbali tabaxal la ko di la ko dagg à la source nu xool ne loolu moo gën ci employé yi te it moo gën ci employeur bi macha allah kon Mectrans dina jox ay suuf di ko jox ay liggéeykatam loolu am na solo macha allah kon awaa li ñu wax rek nit ki moom ci lépp loo yëngu rek na fekk nga gis ci sa bopp
waaye xam naa ne li ñuy wax rek damaa jiital nag bi damaa jiital en tout cas chair bi balaa nag bi dafa am loo xam ne bëggoon naa ñu waxtaan ak tamit président Ndongo muy ne bëri na ñu naan yow ak Samb par exemple secrétaire u SATS ñëwoon ne dalaloon nañ ko la dernière fois mais bëri na ñu naan sa collaborateur la dina nga ko oto yaa ngi liggéey ak moom ñu bëggoon nga indi ci ay leeral président Ndongo. loolu danaa ci sawar a wax. parce que nit ñi moo xam kenn mun leen tee inventé. kenn mun la tee itam dékkalee ka fekkalante. mais Samb kenn du ci àdduna du la mën ne oto bii Ndongo ko jëndal Samb. bu doon net oto transport en commun la. mu di Tata la. ba léegi feeñoon nañu. ndax yaakaar naa ni Samb am naw tur am naw sant. dégg naa sax ñuy wax naan ci jabaram la ko def ak ci turu doomam lañ ko def waaye kenn ci ñoom de lu la mas woon ne lii la dëgg la nag benn affaire am na man Samb toog nañu pendant des années yoo xam ne guerre la diggante moom turu Samb dong laa bañun ku koy tudd yàlla dogaloon na nag benn bis yàlla dajale nu CETUD bi ñu toogee CETUD tam ñu waxtaan muy problème contractualisation boobu ca laa jëkk a gisee Samb ba ma ñëwee itam comme que maa ngi ko daan sànni xeer fu ma toll ba ma ñëwee cati loxo laa ko jox dem toog fële bi ñu toogee ba directeur CETUD ñuy def suñu présentation ñu tudd directeur CETUD tudd ma mu daal di jóg daan ne ma na ngeen ma baal daan ne ko may ma wax daan ne ko Ndongo Fall mi mosuma ko gis mosuma ko xam te noo ngi waxante ci rajo yi noo ngi sànnante ay xeer yàlla dogal na gise nañ tey ni ma ko nuyoo rafetul damaa bëggoon ngeen may ma wan ko ne ko dara nekkul ci man nit laa comme moom xamantiwu ma woon ak moom moo tax ma nuyoo ko nii keroog laa ma sa gisee ak Samb yàlla dogal na tam booba problème contractualisation lañ doon wax pour personnel bi biñ defee noonu mu joxe ay critères am ñu ne léegi personnel bi dañ leen di contractualiser booba maa nga fa ak Mbaye Amar ak Paté Pouy ak Samb moomu ak beneen syndicat yeneen ñaari syndicats yi fa noonu ak quelques personnels ci personnel yi bi ñëwee ñu toog ñu waxtaan li doonoon problème bi dañu ne c'est imminent il faut que ñu contractualiser oto yi chauffeurs yi ak receveurs yi ma ni comme que man sama parc xaw na am importance man je serai le premier ñu essayé ko ci man ñu nangul ma loolu tam ma def ko pendant 14 mois mais wax dëgg yàlla kenn fekk siw ma ci ndax itam la war a loolu contractualisation bi diis na lool bari na ci ñi ñoo xam ne sunu personnel sunu transporteurs yi attanuñ ko ndax man donc chaque oto presque daanaa fay 600 000 francs par véhicule parce que oto bu nekk ñaari chauffeur ci nekk ak ñaari receveur nga boole ko ak seen droit social yi caisse de sécurité sociale ak IPRES bi ak trans bi nga leen di versel dama daan dikk presque 600 et quelques mille par mois loolu nag du ñëpp ko attan def naa ko 14 mois nag comme que dañ may essayé def naa ko 14 mois kenn fekk suma ci may leen nag loola nag dootu mën a continuer moom vraiment am naa ci problème parce que sama xaalis dem na ci lu bari beneen ba ci des itam gis naa ne Samb ma ci waroon a accompagner wu ma parce que lu war a loolu gis naa ne intérêt travailleurs yi moom la jiital au lieu que intérêt transporteurs yi surtout man mi nga xam ne man maa jëloon chapeau bi mu applaudir ak avec ses doigts mais malheureusement tel n'était pas le cas loolu moo mais Samb moom amul lu nu séq du ne dërëm bu ma ko jox la du ne ñaar dërëm yi ma ko jox la du ne lenn bu fekkee ne mas naa ko jox xaalis 1er mai bi nga xam ne moom lañ doon def daaw jéeg te nga xam ne moom lañ tuddee woon kii ba yenn 50 000 francs daal laa dugal ci enveloppe jox ko te ba ma demee tam publiquement lañ ko wax waa syndicat bi ne ko yéene ko moom ca feet googu lañ ko dugal loolu laa ma si Cheikh Samb mais man du ma koy corrompre kenn parce que man ñeme naa yoon ragalu ma yoon ku ragalul yoon nag yaakaar naa kuy corrompre moom kooku du Ndongo Fall mii macha allah c'est que boo gisee président ma laaj la question bi parce que day dellu si chaque fois damay rappeler aussi mës naa nekk ci secteur bi ci réseau bi ma ne may rappeler aussi mës naa liggéey ci réseau bi wax dëgg yàlla te aussi boo gisee ñu koy waxtaane tamit damay dégg yenn ci chauffeur yi wala en tout cas receveur yi naan non Samb pion wu Baye Ndongo la damay bëri li mu koy dégg moo tax ma ne naa laajte question bii nii du woon pour dara nag mais nag comme que tey en tout cas le principal concerné moom moo taxaw ne sekkul ak dara ak Samb macha allah kon loolu leer na. merci loolu bu ñu fi nëbb dara. fii may waxee ak yow nii. maa ngi 8 convocation tribunal du travail. Samb moom moo ma ko jox. maa ngi 8. yoo xam ni waa kër Samb la. léegi nag nee naa comme que ubbi nga débat xeex moom. ay ca bisimilah parce que man fi ma jëm ragalu ma fa. Samb bu njëkk. employé am day tooñ. il est très malin nag mais su employé am tooñee ba ma rëq ndigam
day ñëw dikk toog sama bureau di négocier naa ko dimbali jëlaat ko may def loolu am na ñoo xam ne ma leen dàq publiquement ñu dem tribunal ñu dem ba songoo ba nga xam ne daaneel naa leen 0 franc damaa dindi sama xaalis yaakaar naa Amadou Fall moom mu nga xam ne moo koy demal tribunal doy na ci seere am na ñaari receveurs yoo xam ne faute lourde lañ def ma dàq leen ban demee tribunal ñu jugé leen acquitté ma dërëm topp ma leen ko ak ñoom Amadou Fall ci boppam moo ñëw sama bureau ne ma lu mu bon ñi yaa leen tane kon nag dëngal damaa bëgg nga dimbali leen te yàlla tax nga jëlaat leen may leen man dama wàccu di ko naanaat mu ne ma kon nooy def ak ñoom ndax ñi ngi nii amuñu benn dërëm te ñi ngi nii dañoo nar a toog yi dimbali ma laawa soli yi loo leen mën a dimbali te yàlla tax kenn ku ne ma dindi chèque 250 000 jox ko may leen ko te yàlla tax kon nag kooka man yaakaar naa ne ànd bi ma doon ànd ak moom man maa ciy gaañ waaye ñoom seen avantage la comme que nag loolu amatul léegi rokk mi rokk la moom ndongo moom ku ko wokk mu xuri la man pare naa waaw déet bàyyi ndongo non man nag nit dong laa nag waaw nit nga dëgg comme wokk ma xuri la waaw dëgg comme nga ne xuréenteen ci des moom ay ci bisimilah mbas maa ngoog nan dem macha allah kon ma fàttali tamit auditeurs yi déglu saa yu leen soobee mu ngeen bokk ci li nga xam ne kon mooy en tout cas émission bi 78 474 43 48 78 474 43 48 moom mooy numéro jokkoo bi bu ko defee rek Baye Ndongo mi ngi nii njagaloo naka noonu ak ki nga xam ne mooy wadden bi bëgg a ceeb moom itamit mi ngi fi bu ko defee rek ku ci am looy laajte rek incha allah nga laaj leen ko bii sama question bii nii dañ koy jox looween bi Njaga sa Njaga yow nga nekk en tout cas nga jiite jeunes transporteurs yi nga initié woon nga benn marche ak benn sit-in su ma juumul ngir li nga xam ne nii mooy ñaawlu peut-être gestion bi nga xam ne mooy actuel président bu AFTU en tout cas à la personne de Mbaye Amar mu ngi koy doxal yow nga ko doon ŋàññ taxawal nga fi tamit mouvement di bay jaay ay carte membre bon 1000 francs la ngeen doon jaay carte yi léegi ma bëggoon xam mouvement boobu fan la toll seen Njaga waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. am na moom mooy question dama ciy kontaan lool. loolu du jeune transporteur. jàppoo dafa transport la. ndax ñun li ñu gëm mooy transport. suñu bàyyi daa am fu ñu ko yóbbu. ñun ndaw ñu bëgg a ànd ak ñoom. en campagne pour ñu defar ko. ndax tey ji ñun ci leen tedd. ci leen jariñu. moo tax ñu taxaw pour ànd nekk biir AFTU pour defar AFTU pour mu baax. ndax am na foo xam ne mag mënu fa àgg. ndaw wax mën a àgg. moo tax ñu créé loolu. waaye du pour jël ko pour xeex kii wala kee loolu intéressé wu ñu li ñu intéressé mooy ñun li ñu bëgg mooy AFTU baax ndax mooy suñu njëriñ tey mooy suñu njëriñ ëllëg koo xam ne jàpp na dama bëgg a yàq AFTU wala bu ko tas ñu jàkkaaroo yow waaye képp koy defar ñu ànd ak yow ñu nekk sa Baay Faal ñun ci loolu lañu dox waaye doxuñu pour yàq AFTU loolu ñu dox mooy danoo am demoon yëmbal alkaati yi di jàpp oto yi affaire mbas mi biñ ci kii loo tax ñu doon dem AFTU pour de comprendre presse mbay man ni léegi du fi am loolu moo waroon wax ji bëgguma tudd turam sax ndax kilifa la te donc loolu indi moom fi waaye loolu moo taxoon waaye du pour moom li ñu intéressé mooy AFTU moom la ñuy défendre suba ak ngoon mais lu am solo mais boo gisee ma wax ne Mbaye Amar parce que dañ ko cité nommément ñu ci gën a bëri en tout cas ci gëstu yoo xam ne maa ngi koy def parce que nu ma leen ko waxee tamit dama nekk animateur en tout cas émission bi nii donc pour def sama émission dafay laaj may am ay gëstu yu bëri ba tax ne damay dugg ci nit ñi di waxtaan ak ñoom yi ci bëri ci laa koy jëlee kon bu mu leen jaaxal c'est vrai que AFTU tey yaa ngi naan da nga ne sukkali defar ngir defaru AFTU macha allah muy lu am solo ndax tamit li nga wax rek moo ci nekk képp nit ki moom fi ngay tedd moom da nga ko war a sàmm ak anam boo ko mën a sàmmee macha allah loolu tamit ñi la koy nangul bu baax mais ma bëgg rek daal te benn question bi c'est du personnel mais bon juste ma poser la question bi laaj la ndax yow ànd nga ak gestion bi nga xam ne nii moom la actuel président bu AFTU di doxal wala àndoo ci waaw ñun li ñu gën a intéressé te gën ko bëgg kii mooy adjoint AFTU donc am na yoo xamante ni moom moo toog fa décision yi di amee kon loolu moo ko mën a leeral waaye ñun li ñu intéressé mooy ñu am information bu doy boo déggee ma dama ndax yow ànd nga ci gestion bi waaw gestion bi xam nga gestion bala nga cee ànd da nga koy xam waaw léegi nag am ta ginnaaw moom mooy président AFTU ñun loolu moom moo ko mën a leeral ndax ñun xamuñu gestion bi ñu demee kon donc loolu moom da nga koy delloo président donc daw nga sama question waaye war a ko xam dara ndax yaa yow tamit ci AFTU nga bokk kon président delloowaat na la kàddu gi ndax ànd ngeen ci gestion bi nga xam ne moom la actuel président bi di doxal mais mi ngi mel ne tey président de la république Macky Sall. fee mu toogoon am ministre am toog fii tey naan gestion ministre président de la république baaxul. kon nun li ñuy def nun Mbaye Amar lu mu def. responsabilité nun ñii dañ caa am part. parce que en tant que premier vice président. di président GIE.
lépp lu ñuy def nooy ànd décider ndoo ko. Mbaye Amar dong du décider. dëgg la il est le président. mais nag conseil bi dañu am seen droit ci li nga xam ne moom la ñuy def. kon nag Mbaye Amar bu fekkee dafa fóote. ñun ñëpp noo fóote. kon nag gestion bi vraiment ñun une gestion transparente lam ci gis. ak itam wax dëgg yàlla amul lenn lu ma ko mën a reprocher. man gisuma ko gis yaa ko gis waaye man wax dëgg yàlla amuma lenn lu may reprocher Mbaye. tout à fait d'accord avec vous monsieur le président vraiment d'accord naa ci yow mais dama gis ne yow président GIE nga par exemple muy Darou Salaam yaa jiite Darou Salaam ngay président GIE Mbaye Amar su ma jumul nekkul président GIE. Mbaye Amar nekkul président GIE. waaw parce que xam nga loolu dafa am li loo xam toujours social nun moo nuy rey. parce que li waral loolu. GIE Nayobe bi ñu koy formé. booba ndem si yàlla si Ousmane Wade. mi ngi dund. booba Mbaye Amar mii tey moo sol aw dàllam. ak Ndiogou Dieng. dem fekki Ousmane Wade. ne ko comme que tu as un parc important. dañu bëggoon ñu former un GIE. GIE boobu bañ ko formé itam ñu ne ko nag suñ sañoon yow la ñuy jox kàddu gi. moom Mbaye Amar di Ndiogou Dieng ñoom ñaar ñëpp ñu ne nañ jox kii kàddu gi. sagale ko. loolu tam ñu di ko rafetlu mais Mbaye Amar bëggoon nekkoon président boobu bu ko demandé woon yàlla mën naa dogal mu nekk ko. yàlla dogal na loolu tam bi mu amee seen GIE ba daanaka mënoon naa wax ne GIE Nayo bi moo doon GIE bi boo xam daanaka 3 présidents la yore. nommément moom. le nom Ousmane Wade moo ne ci papier GIE Nayo bi. waaye ñoom ñett àndoon nañu te itam déggoon nañu lii loo xam lu ci kenn def morom ji du ko dindi. moo taxoon Mbaye Amar moom mënoon a toog à la place de Ousmane Wade lu mu fa décidé dem Ousmane du ko dindi. ndax Ousmane nekk na fi Marseille pendant des années yoo xam ne Ndiogou Dieng ak Mbaye Amar ñoo doon doxal GIE bi. kon nag loolu moom yaakaar naa ni daal tur bi rek moo fi ne. mais Mbaye Amar moom mérité na plus que un président GIE. d'accord kon duñu attardé wu ci question boobu noonu macha allah leeral ngeen lépp di ñaanal yàlla encore une fois. ki nga xam ne mooy Ousmane Wade foofu mu nekk tamit yàlla na yàlla fa ak yërmandeem macha allah muy lu am solo ba tey damay delluwaat kon ci ki nga xam ne mooy sunu transporteur camion bi sëñ bi kon Wade yi jégalu bu baax ci teewaay bi ndax tamit yombul ni ngeen mel ay kilifa yu toll ni yéen ku ne xam na yéen seen liggéey vraiment yombut waaye ngeen nangul ñu ñëw tey waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk auditeurs yi di fàttali ne également auditeurs yi 78 474 43 48 78 474 43 48 mooy buumu jokko bi ñu waxtaan ci sëñ bi yéen ngeen yor ay camion ni ñu koy waxee mooy poids lourds yi am ay jamono amoon na fii ñi ne en tout cas ministre de l'intérieur joxe woon ay dogal ne par exemple camions yi dafa am waxtu boo xam ne duñ dugg biir Ndakaaru ak waxtu boo xam ne mën nañ ko daw benn may laajte ndax yéen ndogal boobu noonu ministre de l'intérieur déjà jëloon ndax yéen ànd ngeen ci wala àndu leen ci. ok merci Aliou xam naa yaa ngi ñuy wax di ñu masawu waaye yow li ñu defal ñun yow la ñuy sant ndax opportunité bi ñu may ba ñu mën a ñëw wax si nga xamante ne secteur bi nga xamante ne si dañ bokk man si partager ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si dëkk si réew mi dafay am solo ñu mel ni yéen bu ngeen ñu invité ñu dañ si sawar waaw mais sa question nag ma lay wax ne loolu amoon na mais bi mu amee xam nga en général fii état Sénégal en général de manière générale fonctionnaires yi bu ñuy jël des fois yenn décisions yi duñ si laaj ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk secteur boobu xam nga lu toll ni secteur transport tey soo ñëwee ngay wax ne camion bi nga ne ko heure sàngam lay dugg Dakar heure sàngam la war a génn Dakar léegi boo xoolee ñoom départ bi li ñu may woon mooy dañu doon camion bi maanaam 6 heures du matin ba 10 heures day taxaw sur place 10 heures lay circuler bu commencé 10 heures départ Diamniadio peut-être ak embouteillage ni ñu ko xamee Dakar balaa muy ñëw Dakar midi jot xëy na buy chargé ñu ne balaa muy génn 16 heures la war a génnaat xam nga loolu boo ko xoolee si xel rek si gàttal ak position bi nga xamante ni fi nga xamante ni fi la port Dakar situé fii Sénégal nga xamante ni dafa nekk port Dakar mi ngi nekk à même pas 1 kilomètre du palais de la République boobu port ñuy wax ne am na fonctionnement 1800 camions par jour par 24 heures léegi nga wax ne nag si 1800 camions yooyu da nga leen di may benn deadline pour benn heure boo xamante ni moom la ñuy circuler si réew mi loolu da ngay gën a congestionné waxuma Sénégal mais économiquement da ngay congestionné économie moo dul dox parce que port Dakar mën nañ tey fi ne mën nañ ne
li muy apporter état Sénégal fii si réew mi ñun ñëpp xam nañ ko. kon fi mu nekk bu fekkee dañuy wax ne léegi dañuy wutal heure camion. li jaadu woon mooy ñu woowoon acteurs yi. mais nag ñuy féliciter gouverneur bi fi nekk ndax bi ñu demee ba jël décision des si. yàlla def ñun ñu woo ñu ay 21h. bi ñu xëyee ñu xëy dem fa 21h par téléphone convocation par téléphone la ñu def. mën naa ne tey ki nekkoon centre directeur centre technique bu kii bi Maguette Guissé mën naa citer noom moom moo woon suma président ñu dem fa bi ñu fa demee ñu wax ak gouverneur bi ñu ñëwee dañ ko ne man ak sama président yi nekkoon man bi ma jëlee carte li ma ko wax ma dama ko ne lii de lu baax la. mais lu jar a càmbar la. ma ne ko xam nga da nga wax ne si économie dafa wàcc. mais lii ngeen wax su ngeen ko defee. économie waxuma la dootul nekk 0 lay nekk 0 virgule. mu nekk ku adjoint bi nekk ku am dégg-dégg daan ne ñu ne ko nag li gën mooy nga woo acteurs yëpp. parce que tey waruñu wax si camion. si chargeur te woowuñu douane. parce que douane tey mën nañ moom mooy soldat bi nga xam ne moo garde économie Sénégal. kon kooku dañ ko war a woo. suñu woowee kooku woo directeur du port. laaj ko aviam. yàlla def tamit moom mu dégg loolu woo leen bi mu leen wooyee nag ba fi neen may wax dëgg yàlla sant yàlla lañu def. maanaam heure boobu moom. ba léegi nekkatul en jour génne woon nañ ko mais bi ñu waxtaanee ak moom defal ko contre proposition accepté na suñu contre proposition ba nga xam ne oto yaa ngi daw heure bi ñu bëgg a daw waaw si question boobu loolu lañ si foofu lañ si toll. macha allah muy lu am solo wax nga dëgg bés nañ sax ne lépp nekkaan à la normale muy lu am solo. di fàttali ba tey auditeurs yi mën nañ dugg ci ligne bi 78 474 43 48. beneen question bi dama la koy boole mais boole ko ak sama ñaari kilifa sama ñaari papa yi en tout cas muy tracasserie yi parce que ku ne xam na ne tey alkaati yi sonal nañu camions yi waaye naka noonu tam tata yi gis naa ne jamono yi tata moom bu doxee benn 2 mètres wala benn 10 mètres ñu ne ko cir taxaw may xool kayit yi nangam sàngam ana li ngeen ciy wax. waaw kay merci Aliou xam naa loolu moom yow mi ma posé question bi sax daanaka mënoon nga posé question tontuwaat. ndax alkaati yi moom maanaam tey force de l'ordre yi daf si am ñoo xamante ni tenue bi ñu sol mbubb bi ñu sol xamuñu ko xamuñu valeur mbubb bi parce que mbubb bi daf ñu def différence ak ñoom ñu am sañ-sañ maanaam tooñ la ba pare te dara si fekk mais loolu nangu nañ ko en tant que citoyen parce que dañu sacrifier ñoom seen dund mën naa ne si yenn circonstances yi ndax am na foo xam ne bu ñu fa àggoon fi ne ñoom rek ñooy génn tey jii bi ñu demee wax couvre-feu di wax 20h boo génnee maanaam takk dara ngay gis. kon ñooñu du yoon ñun en tant que citoyen ñu leen déclarer guerre mais nag dañoo bëgg ñiy sol mbubb mi ñu xam li ñu sol lan la parce que li ñu sol dafa am valeur. mais nag malheureusement ñenn si ñoom xamuñu valeur li ñu sol. mën na bëgg rek ñu yokk formation bi. balaa takk der bi di génn. di taxaw. di wax ak citoyen bi. ñu wax ko ne kon lan mooy citoyen bi lan mooy droit am. parce que ñu dañu am droit. xam nga tey dama lay jox exemple man tey policier daf may jàpp. jël sama permis ñëw daf may wax rek indi sa permis ma jox sama permis mu dem taxaw à gauche est-ce que loolu droit la xam nga loolu yow muy man muy yow ñun ñëpp xam nañ li fi nekk ñun ñëpp ñoo ko xam dañuy wax ne ñun ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk ñoom ñu yor maanaam réew mi ñenn ñi ñu dénk leen ñu war a contrôler ñooñu nañ leen jàngalaat maanaam dañoo war a jàngaat lan mooy seen droit ñu xam tenue bi ñu sol boo ko solee nan nga war a mel tenue bi boo ko solee ak boo ko solul bokkul boo ko solul soloo ko mais boo xasee sol dafa am loo représenté Sénégal nga représente kon tey man lu ma ko def rek damay mel ni du ma patriote moo tax des fois chauffeurs yi tey boo leen xoolee ay victimes lañ ndax tey muy tata muy particulier muy camion bàyyiwuñu kenn ku ñu am si yow jàpp rek bu ñu la jàppee rek yéen la humiliation boo xam ne vraiment dafa ñàkk teggin mais loolu nag dama jàpp ne formation moo def man damay wax ne nañ leen formé waat man loolu rek laay ñaan ñenn ñi doo wax ñëpp waaw loolu laa si am loo xam ne ma bàyyi sama bàyyi ndongo waaw merci monsieur Diop sa question boobu de question bu am solo la parce que comme ni ko jaaji waxee alkaati yi dafa am li loo xam ne yoon moo leen ko may nu nangul leen ko tam parce que comme ni mu ko waxee tenue bi boo solee tenue bi dafa am respect bi boo xam ne dañ la ko war a respecter ndax tenue bi nga ràngoo mais boo summee tenue bi nag maag yow ñoo yem alkaati yu ndaw yi ci circulation bi nag gis nañu ci ñoom lii loo xam ne wax dëgg yàlla ñu jëkk ñi gis nu ko woon ci ñoom ndax alkaati yi ñu nekk ci circulation bi yu ndaw yi wax dëgg yàlla dañuy tooñ bay toññeer bi nag surtout suñ chauffeur yi tata yi lañ gën a yeb tata amatul jàmm fenn te pourtant li leen tata defal di kenn defalu leen ko tata moo leen may ñu dugg en tenue duñu dugg ci oto bi te duñu fay Sénégal amul fenn gratuité de transport Dakar dem dikk gi nga xam da leen di yóbbu chaque année dañuy xool li nga xam ne moom fi alkaati yi ak policiers yi ak gendarme yi kii ñu subventionné ko jox leen ko te noonu afti noonu loola dañ koo bàyyi
dañ leen ko defal loola la xoonu def ko pour au moins ñu am ci nun yërmande mais gis nañ ne yërmande jooju amul fii ni moom wax dëgg yàlla moom ab vache laitière lañ ñu def franchement du ñëpp nag am na ñoo xam wax dëgg yàlla ay góor lañu ñi ngi dund seenu ñax des fois boo tooñee sax danañ ñëw wax ak yow ne la lu tax nga def lii boo jégloo souvent ñu baal la waaye am na ci ñoo xam ne moom maa ngi ñoom a yem moom wax dëgg yàlla li ñuy def seen i kilifa santu leen ko dëgg la ne am na moment bi boo xam demoon nañ fa ba fipp nag ne lii nag trop c'est trop mais wax dëgg yàlla bi ñu waxtaanee seen i kilifa ñu delluwaat no à la raison wax dëgg yàlla noonu danoo delluwaat gannaaw xam ne lii mooy dëgg ndax itam souvent buñ la defee li loo xam ne lu metti la soo demee seen kilifa yi ñoom danañu ko dindi kon nag de passage ñu cee sant seen i kilifa waaye daal alkaati ndaw yi nga xam moom lañ sànni ci télé bi fi mu nekk wax dëgg yàlla moom sonal nañ ñu moom te nun ndimbal lu ne ak jàmm ju ne wut nañ ko ci ñoom waaye wax mënuñu ko am suñu chauffeur yaa ngi mbilum lacc boo waxee ak moom mu ne danga may outragé daal di gàddu yóbbu boo nee lu tax nga jàpp ma fii laa taxaw nii laa mu daal bind ci attention attitude incorrecte xam nga loolu ma ngi lay kalaame ak patron moom daal daanaka ak njaam la fi mu nekk chauffeur yi sonn nañu te ay doomu aadama lañu comme ñoom tey noo bokk dëkk bi te dëkk bi duñ ko séddoo kon nag war nañu am yërmande ci ñoom aussi xam ne ay doomu aadama lañu waaye daal te ñi ma ko war a wax am na ñoo xam nag wax dëgg yàlla moom exceptionnellement ñooñu ñu baax lañu waaye am na ay brebis galeuses yu nekk seen biir yoo xam ne franchement ñu ngi yàq deru police xam naa daal bu seen kilifa mënoon a recycler waat leen dana baax am na ñoo xam ne moom yóbbu feneen rek moo gën ci ñoom parce que ni ñuy doxale daal franchement rafetlu wuñu ko aywa loo waaw xam naa de ñu delluwaat rek santaat yàlla xam nga alkaati yi moom ñoom dañ leen teg fi pour ñu yor suñu sécurité waaye yenn saa yi dañuy indi ay jafe-jafe yoo xam te ni dafay métti lool waaye loolu lépp it fi mu ma delluwaat rek ñu wax ak état ndax moo ñu ci mën a dimbali ndax alkaati yi ñooy état te suñu kilifa ñoo war dem waxtaan ak ñoom tegal leen benn feuille de route ni lii la suba ñoom ñu fexe ba am contration li ñu fay contration temps la ku ne am ko soo ko amee bu subaa ba demee kenn du dafa leen waaye dinay jàpp ni da nga fay 24000 wala 22000 te loolu amul fenn léegi nag li wax ni mooy kilifa yi man ñoom laa gis ni ñoom laa ñoo dese foofu ñoo war dem ci kilifa yi ndax am na xam bu la nit jiitalee yaa jël yenn engagement yi nga dem ba ci kilifa am ni ko léegi dama bëgg nga jox ma baram bi boo ko amee léegi nga tax ko ci mbooloo mi nit ñi am ko bu léegi bu la jàpp lu doon nga génne baram bi su jëree nga dem topp ko waaye nag amul fenn foo ko jooyee amul foo ko teg ko erreur la kon donc suñu kilifaat am na ko tax matuñu baa ndongo la si doole waaw dafa am loo xam ne man à chaque fois ma di ko yuuxu di ko kii li loo xam ne moo ni départagé ak homme de loi yi te it itam état bi daf ci am avantage bi boo xam bu ko essayé woon dans 6 mois dana xam ne wàcc na xaalisam lu bari ñii monté ji wax dëgg yàlla lu toll état war naa mën a am plateforme boo xam ne ku alkaati bi monté ji ñu jox la benn machine en cas boo jàppee koo xam ne def na infraction comme ça mu fay foofa ca machine bi yóbbu ko trésor loolu c'est très simple même góorgóorlu yi nga xam ne ñu ngi jóg a départ sax ñi koy def mais tant que ñi ngi leen jox attestation yow nga jàpp chauffeur bi léegi par exemple mu jëm Kolda départ dikk ba Tëngéej alkaati bi jàpp ko jox ko attestation 24 heures te mu war a jëm Kolda xam nga kooku moom nu mu mën a def moom taxaw na ba pare. léegi boobaa nag lépp luñ ko chantage loolu da koy fekk si parce que xam na ni li attestation bii du dem. kon nag loolu système boobu laa bëggoon daal ci bu nu état bi déggee ñu dimbalin ci loolu def ko machine bi boo xam ne alkaati buy dem di monter ji wala nga def gendarme boo fekkee ne njëgaloo ñëw na dafa def infraction nga ne ko yow sa kët li nga def da ngaa bëtt feu rouge dañ ciy paramétrer ne par exemple ñu la 3000 francs la wala 6000 francs la alkaati bi lu mu la mere mun laa fayeeku loo 24000. infraction 24000 amul waaye dañ lay créer li loo xam ne. impérativement foog nga def dara te def dara googu arrangé wul état bi kon nag état bi war naa jóg ci loolu ñu formaliser ko ba nga xam ne nit ki fu mu defee infraction war naa mën a fay fa saa si continuer demu yoonam loolu xam naa mi ngi ko defoon wax dëgg yàlla dana bari lu wàññeeku. mais président nga wax lu am solo mais yow en tant que acteur nga nekk ci secteur bi yow la yan jéego nga naka def nii comme li nga wax nii li nga expliqué am na solo trop mais yan jéego tey nga war a mën a taxawal ba nga xam ne ni tey kii di président wala en tout cas c'est ministre de tutelle dina dégg yow jooti bi ngay jooti ba nga xam ne loolu dinañ ko mën a def si seen en tout cas si seen i liggéeyukaay. xam nga man sama xeet rek laay yor. waaye nag exécution bi ñoom ñoo ko yore. ñoom suñ ma déggee. yaakaar naa ne ñoom ëppum xel fop jàng nañu xam nañ la ci électronique itam léegi di fab ay këy di dagg di fayub xaalis loolu dafa xeew bi daanaka léegi kuy dem ko ne sa porte-monnaie rek yéen quoi. comme machine yi ngeen yor foofu ci machine yi ñu yore nun actuellement aftu gi nga xam ne association la bu tuuti donc mën nga cee fay sans pour autant nga déplacé wu
client bi oto bi heure boo xamee ne client bi dugg na ba dagg tikkeem njagaloo ma ci bureau mën naa xam client bi ñaata la fay ak actuellement li nga xam ne moo dugg ci keesam tey. ak fa oto ba toll. lu tax état mi nga xam ne moo ëpp doole couvrir nu lu lépp mënu ko. kon système boobu état moo ci ñëw war a revenir boppam mu doon njariñam di njariñal ñëpp. bu ko defee coow li wàññeeku. boobaa li ñuy wax corruption dootu am corrompeur dootu am corrompu dootu am. boobaa nit ñëpp am jàmm. am na solo jërëjëf di fàttali rek ba tey auditeurs yi ne mën nañu bokk ci émission bi saa yu leen soobee rek ñu ñëw ci 78 474 43 48 78 474 43 48 ñuy demaat ci kon ci sëñ Ndiaga daanaka xëy na dama ci ñëwaat mooy ne ñi ngi doon wax ne Mbaye Amar nu xëy na peut-être présidence à vie bu mu bëgg a def. mais dafa mel tey suñu président bi tamit 2005 ba léegi mooy président wu GIE Daaru Salaam lan ngeen ci yan jéego ngeen ciy def en tout cas wala amul renouvellement wala yéen a ko bëgg a bàyyee noonu wala gestion wu président wu Ndongo mi toog tout est rose wala dafa weex ni comme yëre bu mu sol. waaw foofu day am lu ma mën a wax tuuti. ndax président à vie amul fenn. waaye nag kayit bi xam moom la afti am. déparé ko mu ngay sos fekku mu fi. kon donc mun maa xam ba xam règlement intérieur lii nekk wala lii. waaye CIE yi nga xam ne moom leen jiite. ndax am na benn GIE boo xam ni ay taximan lan. mën naa nekkoon président ba. GIE kayit ya dana def chaque 2 ans ñu def assemblée nationale. man def naa assemblée nationale 3 fois. ba jënd ay terrain Thiès. jox leen ko bi ma duggee traay laa mujj léegi joxe poste ba. ba léegi ñu ngi def assemblée nationale di kenn du falu. waaye nag afti moom mënu ma wax ne règlement intérieur bi lii la ndax. mais est-ce que loolu tamit nekkul erreur nga baal ma sëñ Ndiaga nga nekk ci en tout cas kuréel goo xam ne nii xamoo règlement intérieur bi nu mu tëddee ndax tamit du négligence quelque part. waaw xam nga dafa am loo xamante ni négligence la. ci côté waaye dafa am loo xamante ni en tant que ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi. ñoo war a ni ku ñëw. ñu la ko règlement intérieur bi lii la wala am gopp bi nii nangam. waaye am loo xamante ni tey afti dafa am fu mu toll foo xamante ni. sooy ñëw am na loo xam ne mënoo xam parce que fekkoon dañ def 6 mois ñu def assemblée nationale wala chaque 1 an wala chaque 2 ans waaye loolu gën a amul am loo xam mënoo koo def ndax xamoo la ci biir waaw boo xam la ci biir nag nga taxaw nga kat nañ def nangam léegi nag ñoom ñoo xam ne ñooy kilifa yi ñoo xam ne biir ñoo ko mën a leeral kon ginnaaw président Afrique mi ngi toog kon loolu moo ko mën a leeral sëñ Wade bi bam na lu mu ci bëgg a dolli waaw c'est que xam nga comme ñun ci transport de manière générale presque différence bi bariwul transport nga transport marchandise peut-être mën nga boole sax xam ñaar yëpp mais il faut nga comprendre que ne aftu bi muy ñëw dafa fekk ay transporteurs yu am seen parc maanaam di def transport ñu bëgg a changer système transport bi tax ñu porte ay nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne suñu leen jiitalee mën nañu réussir mission bi parce que il faut nga fàttali aftu tey dafa créer sax ay transporteurs dafa créer transporteur am nag ñoo xamante ne aftu da leen fekk ñu nekk ay transporteur waxuma la transporteur ñooñu noonu bu fekkee da nga ñëw nga jàpp leen parce que le problème mooy ñooñu da nga leen fekk ñuy renouveler seen parc sans aide état état nag maanaam transport public kooku devoiru état la pour mu jéem a xam kenn ku nekk bu xëy mu fexe bu wutal la oto boo xam ne war na yóbbu nga xëy loolu devoiru état la mais fekkoon na amoon na transporteur yu góorgóorlu di def loolu loo xamante ne rôle état ñu kon di ko def état nag bi mu xoolee bëgg leen jàppale indi nag ay oto mais oto yi mënu ko jox ku yor loxoy kese loolu moo waral nag ñu créer ay GIE nga xam ne tey problème mu GIE dafa nekk problème boo xamante ni du question règlement intérieur maanaam loolu choix lay nekk si peut-être si yenn présidents yi du ma wax si président yi mais am na si yenn présidents yoo xamante ni fi ne choix lay nekk pour ñu nangu ku leen jiite parce que da nga leen fekkoon ñu yor parc bi aftu ñëwee ñu ñëw porter ay nit yoo xamante ne amuñu oto fexe ba def leen transporteur loolu rek laa la bëggoon pour ma leeral la pour nga comprendre que ne dafa am tuuti loo xam ne dafa sensible pour nga xam ko si pour pose question parce que mu ngi nag président aftu nag loolu benn affaire la mais président GIE si ñenn GIE yi nga xamante ñi ma xam mën naa wax situé comme sama papa bi ma jàkkaloo mën naa si wax si cas maanaam kooku fekkoon na ko moom li état waroon def moom fekkoon na mu koy jéem bi mu ñëwee nag mu porté ay nit fexe ba ñoo nekk ay transporteur loolu rek laa bëggoon pour ma leeral. non am na solo comme li ñuy wax rek président donc waaw mën nga tontu parce que vous n'êtes pas indexé sax mais mën nga tontu. waaw merci xam nga transport dafa doon lii loo xam ne lu sensible la. te am na direction yoo xam ne boo koy jox nit na fekk nit kooku nga xam ko. maa ngi fàttaliku ko El Hadji Abdoulaye Gueye keroog bi ñu ko nee dañ laa bëgg a def président yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yërëm keroog bi ñu ko bëggee def président man ak Modou Mbuub noo àndoon ak am na ñeneen ñaar ñu nu wéttali nu wéroog ak moom fee ne ko Baye Ablaye
mbooloo mi de dañ ne yow la ñu bëgg nga jiite yëf yi parce que boo ko jiitewul mën naa am sooxe ndax am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy bëgg te mbooloo mi xëy na wóoluwu leen wala boog yow la ñu ëpp yaakaar Baye Ablaye nenu mag mu am 80 ans bu leen ko jiital man nag mën naa doon seen conseil nekk seen gannaaw waaye du ma doon président nu ne ko Baye Ablaye kon day dana mel ne mbooloo mi danañu am déception ndax fi mu ne ñii toog ñëpp yow dong la ñuy xaar sa kàddu Baye Ablaye jekk ba mu yàgg mu ne xanaa kon ma jaamu ci yàlla waaye nag dama leen di ñaan su ma ko yoree quelque temps après ngeen dimbali ma ngeen wut ku ma wóotu bu tegoo ci yoon rek man damay rocceeku yàlla dogal na tam booba bu fekkoon ne keneen lu ko jëloon ko du Baye Ablaye kon mbooloo ma dana tas yàlla dogal bi ko Baye Ablaye jëlee tam ñëpp am ci moom confiance ñëpp nag ñëwandoo ko wax dégg ñu ne Baye Ablaye lañu mooy président bi ñoom ñëpp ñëwandoo yàlla dogal nag tam la mu ci wax yàlla barkeel ko avant Baye Ablaye di gaañu bi mu demee ba nga xam ne tële na moo Mbaye Amar taf ko ci wetam Mbaye Amar Baye Ablaye dootu dem fenn Mbaye Amar lay yónni taxawoon na Mbaye Amar xamoon na autorité yëpp xamoon na li Baye Ablaye bëggoon fu mu néewul fu ne Baye Ablaye moo fay dem ba tax na bi nga xamee ne Baye Ablaye yàlla suñu borom ba yóbbu na ko tam bi ñu toogee en conseil d'administration ñu ne comme que Mbaye Amar moo fi newoon ci Baye Ablaye doonoon premier vice président nañ pousse Mbaye Amar kon mu doon président bi parce que mérité na ko tey itam li ñuy def nun doonu ne transport lobby transporteur amul foofu de parce que état membre de droit la ci conseil d'administration bii nga xam ne moom la nekk Dakar Dem Dikk aussi membre la ci kon nag du transporteur yi dong kon nag mbooloo ñu décidé woon loolu moo waral ñu bàyyi Mbaye Amar mu continuer li nga xam ne moom Baye Ablaye doon def mu doonoon président bi yàlla dogal na tam ba mu ko yoree ak léegi xam naa coow yu wax yu sew de xëy na mënta ñàkk waaye nag déggagun fi benn coow bi boo xam ne bu am solo la bi boo xam ne Mbaye Amar lañ ciy reproché leen kenn mësuma dégg ko ne dafa lekk sama xaalis mbaa dafa jaay sama lii wala danoo jaay parce que loolu bu ko defoon tey nun ñi dañuy incriminal woo par exemple man mi nga xam ne may son premier vice président kon faute bu Mbaye Amar rek am rek maa ngi ci biir nun ñi nga xam ne noo di ay membre de droit ci conseil d'administration bi aussi faute bu Mbaye Amar am yàlla dogal na kon boobaa noonu noo koy séddoo alhamdulilah rabbi alamin nag boobaa léegi yaakaar naa ça fait des années yàllaa ngi ni dimbali te chaque année ñu def assemblée générale kon nag loolu yaakaar naa ni man awma fi lenn li loo xam ne lu may reproché kenn la wala lu ñaaw wala li loo xam teguwul ci yoon after itam ay këyit a ko yoree këyit yooya lépp li loo xam règlement intérieur bi def na ko nga xam ne moom la aftu di doxee actuellement ñu ngi koy doxee à la lettre bañ nañ ko chaque jeudi que jëfee problème bu ñu am ci semaine bi dañ koy yóbbu par jeudi démb lañ mu ñoon def réunion boobu lépp lu xaw ci réseau bi dañuy toog ñu waxtaane ko les jeudis comme ça membre yi président GIE yi toog waxtaane ko décision muy jël ñu décider ko foofu kon aftu bu doxee moom nun ñëpp la doxal waaye doxalul pour kenn rek kon daal ci tënk daal loolu laa ci amoon lu ma doon wax ci aftu am na solo Ndiaga da nga am loo ci yokk wala Baye Ndiaga dafa am loo ci yokk wala waaw li ma ci yokk leen dong la comme ni ko président waxee même bu ñu dee réunion jeudi ñun ñoo xamante ne ay membre la war ni xam yenn temps ñu jox ñu information ñu xam waaye am na yoo xam ne président bi fekk daa jox secrétaire bi xam moom mooy secrétaire mu yore exemple moo jox information nit ñi da war nit ñi wala boobu mu am fu ngay balancé waaye yenn temps yi da ngay doog ci mbedd dañu nangam de xew na wala nangam lañu bëgg a def yenn temps yi loolu day am toujours donc te normalement secrétaire bi xam moo yore secrétaire administration normalement moom information bu ñëw ci moom tey balaa guddi bu xëyee ñëw wala balaa guddi ñu mën ko yëg wala bu ñëwee guddi gi bu xëyee ñu mën ko yëg waaye yenn saa yi moom pour nga am information moom day jafe. Baye Ndiaga waaw merci xam nga dafa am loo xam ne politique bi nga xam ne mooy doxal GIE bi am na loo xam bi ñu toogee en conseil d'administration lañ koy décider en comité bi ñuy def les jeudis mais nag du yëpp information lañ mën a génne information yi nga xam ne membre yi dañ ko war a xam toujours ku laaj secrétaire général bi dana la ko jox waaye am na information clé yoo xam ne moom duñu leen ko jox lu war a loolu par exemple ñuy togg dara te loola sotteegul duñ ko wax ci ñëpp di ko dégg ndax mën naa yàqu mais lépp li loo xam ne jaaxal na la sama secrétaire général di Malick Ndaw boo ko woo lépp loo jaaxal ci GIE bi renseignement yi doon la ko jox bu dee Modou Mbow mii di sama adjoint aussi la même chose kon daanaka sax mën ngaa bañ ñu ci man ñooñu rek doy nañu ci renseignement loo soxla ci GIE bi
parce que règlement intérieur lañu yore léegi règlement intérieur bi dañoo tënk ci am na li yoo xam ne noonu lañu war a doxale te loolaa tam yaakaar naa ne noo koy doxale comme itam chaque année toujours dañ daan def assemblée générale yaakaar naa balay yàgg sax dañuy defaat assemblée générale bi assemblée générale bi dañuy ubbil ñëpp képp koo xam ne am nga looy wax lu la naqari wala lu ñu war a améliorer boobaa dañuy noté buñ la ci waree tontu la ca ak question ba lu mu mënti nekk nag moom dañu leen tontu ci li nga xam ne moom question boobu nga posé. am na solo may nuyu bu baax tamit sa secrétaire général nekkoon sama patron di ko ziar bu baax Malick Ndaw naa koy ziar lu bëri ndax su ma xamee aftu wala su ma xamee en tout cas transport su ma xamee aftu wala transport Malick Ndaw am na lu mu ci joué ndax moom ma njëkk a dugal ci oto yi ma koy ziar lu bëri sa secrétaire général boobu noonu bu ñu ñëwaatee tamit ñu dugg ci wàllu contrat yi ngeen xam ne yéen a ko doon wax muy lu am solo Baye Ndongo gis nañu en 2019 fexe nga ba taxawal li nga xam ne en tout cas signé ay contrat ak yenn ci say employé daanaka nag du ñëpp nag mais am na si ñoo xam ne am nañu ay contrat ñu gis ne ñu waroon liggéey kon 8 heures de temps par jour donc muy à raison de 40 heures en tout cas par semaine ñu gis ne dañ dem ba benn jamono nga génnaat ci loola nga dellu ci système bu njëkk ba Baye Ndongo. Merci monsieur Diop may kontaan ci question bi nga ma posé man actuellement maa ngi dawal 39 bus ñi nga xam ne ñoo am contrat ça fait 151 personnes xam nga ñaata laa daan fay par mois 600 et quelques mille moom laa daan fay par oto oto bu ci nekk ñaari chauffeur a ca nekk ñaari receveur te boo waree reposer damay wut keneen ku la remplacer kooka ma di ko fay 600 000 francs par mois oto yi àttanuñu sama jom ak sama ngor ak wax mënumaa wax ba pare da ca dellu gannaaw moom ma ci kii woon yàlla dogal na nag def naa ko 14 mois 14 mois yéet bi ma koy def directeur CETUD mi ngi may dégg Amadou Sam mi ngi may dégg ak ñeneen syndicalistes yi ma àndaloon dama leen woon damay essayer naa ko 14 mois waaye nag dama bëggoon samay mbokk fekk si ma aftu gépp ñëw defi ne man waaye aftu xam nañ ne lii ma dugg moom mënuñu ko te ku ko ci def daanu man yeneen xaalis laa daan jël di ko fayee de mais du xaalisu oto bi yoo xam ne benn oto bu nekk dana génne 600 et quelques mille francs entretien bokku ci assurance am bokku ci daraam bokku ci oto yi àttunuñ ko ndax da nga liggéey ba weer dee doo am sax 200 000 actuellement njëgaa ngi du ma fay ma fenn am na oto yoo xam da ngay liggéey ba weer dee nga perte far doo am dara bor topp la ca kooku mënut a gàddu 600 et quelques mille francs par mois ba ma ko defee 14 mois kenn fekk su ma ci damaa bind une lettre officielle directeur CETUD laa ko bind directeur des transports dugal ko ci think tank bi nga xam ne transporteur yëpp kuy ci li ci transport yaa ngi koy xool ma xamal leen ne désormais à partir de ce jour là li may galleeru mënatuma ko continuer mënuma liggéey à perte mënuma dëkk ci liggéey à perte pendant 14 mois li ngeen ma waxoon defu leen ko déjà actuellement kenn fekk si ma baa boog ñi ma ci fekk si bëriwul njaga moom am na contrat ak ñeneen ñu mel ni ma ku mel ni Modou Mboub ak Mamadou Diop ak ñoom Baara Thioune ñooñu ñëpp am nañ ay contrat benn yoo xam ne am nañu ay contrat mais contrat 2 temps yi moo dem ba xaw a foiré te la ma ci gën a daanoo lan la dañu ñëw ba Covid bi ñëw bi Covid bi ñëwee chauffeur yi 8 heures de temps lañu daan liggéey ñu ne léegi oto yi à partir de 6 heures li ñu génn à partir de 17 heures oto yi dañu gaare léegi man kenn ki nga xam ne 8 heures de temps la war a liggéey balaa génn 6 heures te bu 13 heures mu ne bu delloo Dakar du mën a ñëw parce que couvre-feu bi da koy laal teewul ma continuer ak sama ngor di def ak ñoom noonu léegi au lieu de 2 chauffeurs maa ngi fay 2 chauffeurs 2 receveurs ak remplaçant te benn chauffeur may liggéeyal may leen loolu mënul nekk ma xëy ñi nga xam ñëw doon liggéey ñoom ñëpp ma jox leen ay congé anticipé ma leen joxee congé anticipé jël ci quelques personnes yoo xam ne 49 personnes receveur ak chauffeur ñi dama la jox leen ay congé anticipé ñoom ñu dem tëdd ma continuer di def noonu ba mbas mi jeex mbas mi bi mu jeexee mbas mi jeexul sax dañoo mujj nenu léegi mën ngeen a liggéey waaye genn wàllu oto bi ngeen di yeb oto bi boo xam daana yóbbu yëpp lu mat 50 personnes tey ñu ne la 15 personnes ngay yeb 15 personnes yi mutu sax gasoil la ci gën a doy waar ñu woonu en réunion ministre bi wooñu neenu léegi dañoo bëgg ñu évaluer ñu xool naka la ñuy def ci mbas bi parce que affaire ñu dimbali leen ban xoolee leen waxtaanoon ba jubóo ci c'était 1 300 000 francs par véhicule mu ne danañu ko dimbalee pendant 3 mois ma ne 1 300 000 yi bu ñu ma ko joxee pendant 3 mois dañ ne woon danañu leen fay assurance ak traite ak chauffeur ak receveur oto bu ci nekk
bañ ko estimer mu war a nekk 1 million 300 mais à notre grande surprise bi ñuy joxe 251 000 la ñuy jox par véhicule fekk ne yow yaa ngi calculer woon ne man sama 1 million 300 yi fois 3 su ma ko jotee danaa ci mën a fay yenn bor yi léegi jox la 250 000 francs 250 000 francs mënut a fay sax benn chauffeur kooka dugalandu ci biir pax ma loolu nag mënuma koo continuer may leen désormais comme que liggéey bi moom mënuñu koo teg ci yoon 2 temps yi dootuma ko def dellu naa fa ma newoon comme ni ñëpp yi def 2 temps yi dootuma ko def contrat ñi nga xam ne amoon nañu contrat damay continuer di liggéey ak ñoom bu ñu liggéeyee danaa leen fay bu ñu liggéeyul danaa leen fay mais 2 temps yi moom jeex na sama kër loolu moo waral ma delluwaat ca loola. parce que boo ñëwee ci dëkk nga dikk fekk ñëpp def yaramu neen bu yóbboo nga summi sa mbubu te man damaa ñëw ci dëkk bi fekk ñëpp def yaramu neen bu bëgg a son mbubu kon man maay dof bi moo tax ma lànk ma itam dellu ci ñëpp bis bu ñu ko réglementé nag je suis prêt à faire comme tout le monde. waaw sëñ Ndiaga après ma delluwaat ci waaw xam naa li président di wax yàlla dogal bu mu ko defee man dama ko ni su ma nee ma def loolu carrossier fi nekk na président yi jël président bu na jël ñaari oto man lu laa ko proposé soo leen essayé mu dox ñi nga xam mooy seen secrétaire jël ñaari oto soo leen essayé mu dox seen adjoint jël ñaari oto bu ñu def nga ko xool membre yi man lu laa ko proposé te loolu moo la si woon ndax ay nit bu ñu bokkee te lu ñu séddoo ko kon ko war a séddoo bu méttee man def naa contrat ni ma defee contrat mooy samay chauffeur duñ ko bëggul samay chauffeur bëgguñu ko am ñu ne ma léegi mën noo am ñu d'accord ñi d'accord ne mën nañu léegi di liggéey 6-3 ñu def contrat su ko yee nga ne musal dara journée bi ñu ngi continuer toute la journée may leen ci sart ñu ban sart may da ngeen bind lettre wala yéen a ma proposé loolu ñu bind lettre proposé loolu ma denc ci loolu pour ëllëg noonu laa defee ay contrat ñu bëggul contrat nag may fay bi des salaire di def say seen bi des salaire noonu laa def samay contrat waaye ñi nga xam daal bëgguñu contrat di xëy 8 heures de temps bëgguñu ko mu ko da ngeen bind kayit lu ko xamante ni moo koy wane ni yéen a ko proposé ñu def loolu ñu denc ko noonu lañ def waaye ba léegi ñu nangu contrat maa ngi defuñu contrat ba léegi ba tey xam naa gars yi dañoo xaw a ragal ndax ay transporteurs fi ne en tout cas 78 474 43 48 moom mooy bu mu jokko bi ngeen xam ne ci ngeen mën a duggee wax kon en tout cas am ay laaj yu ngeen war a laajte kon ba tey suñu dellu si waatee ci li nga doon wax léegi nii ci même lancé bi la parce que da nga wax contrat mais ma yaakaar ne contrat boo ko signé déjà dana am lu warloog yow en tout cas yow ak sa liggéeykat mooy lu ci mel ni versel ko pension IPRES caisse de sécurité sociale itamit nga war ko cotiser ak yooyu yu ni mel ma tam ma laajte ci ñu bëri ci ñoo xam ne ni xëy na bon du ma tudd seen tur parce que xam naa réseau bi ñu ci bëri nee nañ ñoom ba ñu demee IPRES gisuñu ngeen versé leen cotisation naka noonu caisse de sécurité sociale defu leen ko léegi may laajte par exemple ki nga xam ne am na accident du travail ñaanuma ko mais ci biir ci liggéeyam ndax yéen transporteurs yéenay jël en charge en tout cas ces soins ak jigéen tam yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci yéen parce que am na suñu bëri ñoo xam ne dañ doon wax ne ñoom bu ñu dem ba ëmb même ba toll sax seen weer dañ leen di imposer yéen pour ñu liggéey bu ñu liggéeyul ngeen dàq leen tout ça là tamit ma bëggoon ñu waxtaanee ko tamit. man de mun ma wax keneen. su la neexee bu ñu paree ci émission bi. ma jël ay numéro téléphone ak i tur. ñoo xam ne sama employé la. ma jox la nga woo leen. mu benn. bu la neexee. ay réseau yoo xamante ni ay jigéen lañ. nekk en temps. bu la neexee ma bind jox la numéro téléphone nga woo leen. am na ñoo xam ne ban amee 6 mois mu doon liggéey. 6 mois la doon toog ba ba ngeen dem ba amaat 3 mois mën naa jox numéro téléphone ak seen tur nga woo leen. ndax man li ma gëm mooy liggéey na mbaam ma fay la mbaam nga sàcc ma tëj la nangu liggéey ma dàq la man la gëm. bàyyi na ko. waaw loolu mu wax day ma di ko rafetlu. yow itam wax dëgg yàlla xale la waaye xale bu am fulla la. te yow mi ngi koy teg ci yoon. gis nga man damay jékk ba mu yàgg man yàlla mi ma nattu delloo ma ci auto transport en commun. metti na ma. waaye nag ma di ko sant yàlla la ma koy sant yàlla. am naa ñi ñoo xam ne ñi ngi doon chômer te dugal naa leen ci liggéey bi. am naa ñi ñoo xam ne jàppatuñu woon ci dara te actuellement tata yi tax na fi ni ñu ngi dund. moo tax des fois bu ma demee bay bëgg a décourager rek ma xool ci loolu rek santaat suñu borom ba. mais tata yi bi mu ci duggee la coono yi ma am mënuma laa wax lu mu toll bis bu ne maa ngi tribunal mbaa inspection du travail. parce que am na saytaan yi dugg seen biir nga xam dañuy yore seen i saag topp gaaru ceer yi ñooñu ñoo yàq aftu jàpp chauffeur yi ak receveur yi dugal seen bopp yi li loo xam ne taxawul
comme ni ma la ko waxee léegi man fi mu nekk am na ci syndicat bii boo xam ne 8 dossiers maa ngi moom inspection du travail te pourtant dañ ma daan fiire ak moom naan ma da ngay diil ak da nga daan diil ak moom ak nangam. mais yooyu man intéressé wu ma ndax man fu waay yem ci ma rek foofu laa yem ci yow. tey itam li ci gën a doy waar moo di ne sa employé client ñi nga xam ne ñoom abonné ci moom bu ñu tooñee day ñëw ñaan si waaye bu yaakaaree ne man maa tooñ nag damay porter plainte yóbbu ma ci yoon. waaye nag bis naka tey bu yóbboo mu dóor courant foofa rajo laa ko wax fii ñëpp dégg de. bu yóbboo mu dóor courant foofa ndongo du dund ci loolu. man kay respect bi nga ma jox moom laa lay jox boo teggee respect ba teggi naa sab respect. kooku nag kooku du ma tudd parce que nekku fi. maa ngi koy xam ne que bés naka tey moom loolu moom dóor naa ci courant moom. léegi daal fu sama agent foo xamee ne léegi naa ab employé am na mu yóbbu tribunal jëru sax muy def inspection du travail parce que inspection du travail conciliation la ñuy def te duñ juboo kon nag yóbbu ma directement tribunal bu ñu demee nu xeex foofa. loolu daal mission bii moom lii moom dama ne woon dama koy wax rajo ñoom ñëpp dégg ko bu ma ci kenn woote ma ci kenn defati lenn képp koo xam daal yaakaar nga ni dama laa yoreel ak yóbbu ma tribunal ba ma yóbbu sa inspection du travail ba mu yóbbee tribunal ñu ñëw lu waay am jël maslaa bi léegi jeex na moom parce que comme que bëggatuñu maslaa ma itam soxlaatuma maslaa. macha allah mais nga dellusiwaat rek un peu ci li ma wax noonu ndax yéen tey par exemple bu ci amee koo xam ne dafa loru ci en tout cas liggéeykaayam ndax yéen a ko jël en charge wala yéen a ngi versé caisse de sécurité sociale. mën naa la wax kenn koo xam ne malheureusement baaram bi moo dagg ci liggéey bi waaye actuellement lañ ko fayoon bañ ko fayee xaalis ba mu ci jotee daa ñëw bindal ma lettre de démission jënd ak taxeem demu yoonam. xam nga noonu noo gën a metti affaire parce que li ñu gën a metti affaire da ngay gis nit par exemple un certain jaajuwaat ñëw di chauffeur nga ñëw versel ko droit yi mu war a am yëpp bu toogee quelque temps après day tukki wàccee laak dossier perte yow yaa ngi ko daan versé loolu lépp li nga ci xam ne moom nga ci defoon lépp day dem yàqu parce que doo ko bénéficier. am na ñi ñoo xam ne pour nga jot leen sax jot seen i këyit pour seen i jabar ak seen i doom pour nga mën leen dugal ci kii bi sax problème la da ngay xeexu ak ñoom. am na ñoo xam boo leen waxee contrat bëgguñu contrat. 2 temps bii moo koy def bari naa ñu démissionné njagam bi du ma bàyyi ma fen plus de 100 personnes ñëw sama bureau fëggandoo dinañ fa ñëw ci 2 temps boobu démission yi demal incha allah dañ fa ñëwaat foofu. waaw. 2 temps bi. 2 temps bi. bi ma koy def. am na ñoo xam ne dañoo ñëwandoo benn vague dikk sama bureau ne dañ maa soxla. man leen yéenay ñan parce que man xaw ma leen. ñu ne ma nun nooy chauffeur yi tata yi. man leen nu ngeen bëgg ñu ne danoo bëgg a waxtaanee parce que situation bi ñuy liggéeyee man leen non boobaa nag da ngeen di indi seen avocat wala seen mandat syndical. parce que man mënuma wax ak mbooloo ñu dikk daal ne kon noonu dañuy démissionné say oto ngoog may leen gaaree leen ma fii oto yi man oto yi dunduma ci de gaaree leen fii oto yi bañ gaaree oto yi ñu dem ñenn ñi dellu si ñenn ñi des doxa fa dem yàlla doga tam afti jàppale ma foofu ne bépp oto boo xam démissionné nga kër ndongo tata moom bu ko fi dawalati parce que contrat yi ñun ñëpp ci contrat lañ jëm ku bañ contrat wutil feneen xam nga ne taxoon ñu doon bañ contrat yi am na ñoo xam dañoo am ay tool ca ñàgg ñenn ñi dëkk ay bayax ak yooyu ñoom dañ ne bu ñu masaan a liggéey 4 sur 2 yi ñu daan liggéey 3 jours yi xam ne ñu daan reposé dañuy dem di arrosé ci seen i tool te 8 heures de temps yi bi ñu ko xasee def mënatuñ ko am. loolu moo leen taxoon a daw. léegi nag may leen comme que législation bi lii la santaane lii moom dama ci dellu gannaaw bari na ñoo xam ci lañ doxee dem ba léegi gisatuma leen dem nañu. chauffeur yi ci boppam ak nit ñi nga xamul lu ñu bëgg. ndax boo leen di defal li loo xam ne seen avantage la wala seen njariñ la sax duñu ko xam. ñoom daal li ñor tey rek tooba solal ñoroon baama solli loolu la ñuy dund. am na solo Baye Ndongo macha allah ñu bàyyi leen ngeen soufflé tuuti ak ki nga xam ne sëñ Ndiaga ñu dem dal ci Jaajuwaat bu ñu xoolee parc en tout cas yi ngeen yor seen oto yi ci gën a bëri camions yi ñu ci sañ a wax mooy ne dañoo màggat yéen tey yan jéegu ngeen war a teg en tout cas ngir wax ak nguur gi ba ñu changé leen li nga xam ne tey mooy en tout cas seen parc wala yéen a ko nar a defal seen bopp. ok merci Aline xam nga état bi moom saa su ne secteur bu nekk surtout secteur transport moom si cadre aftu tax nañu copier si lu bari pour def renouvellement parc boo xoolee renouvellement fii yëpp presque mën naa ne aftu moo ko jur li nga xamante ni moo nekk nag si cadre suñu secteur camionneur amoon na bu fi nekk boo xamante ni ISTR moo ko jiite mais xam nga secteur bi liy transport marchandise du transport public parce que dafa am différence liy demande sociale la
bii nag demande la boo xamante ni kii mu nekk métier rek moo ko dem wuti mais tey oto boo xamante ni génne ko muy def transport personnel saa bu génnee mën naa gis bu dee benn sax na gis mu yab mais benn yaay dem wuti loo yab bi dafa fekk secteur bi am problème xam nga secteur soo ko bëggee defar man wax dëgg yàlla su fekkoon ne déggoon nañ ma jamono yooyu oto yi du ñëw xam nga mbir boo koy balaa nga koy teg da nga war a xool handicap yi nga xamante ni moo tax transporteur bi daan jëndal camion dem ba benn jamono ñëw mënatul jënd boppam camion parce que loolu lu jar a calculer parce que transporteur yu njëkk yi boo xoolee 6 mois lañu daan liggéey xam nga transport bu daan liggéey 6 mois di mën a renouveler parcam mu dem ba instant camion bi di liggéey 12 mois waa ji dem ba yàgg mënatul jënd camion xam nga ku yoroon parc 5 camions rek exemple di ko dawal ba parc bi yëpp vertu mënu ko changer nga ñëw lebal ko oto bu bees kooku da nga koy doggali rek mais du dem loolu moo dal camions yi le problème mooy li may wax rek mooy dañoo fekk secteur bi am problème secteur bi mënu rentable li ko tee rentable nag lu visible la mooy nit da lay fekk industrie tey mën naa jël ma leen tey industrie ñoo def seen bopp transport boo xool yi fi nekk yëpp industrie mag yi fi nekk yëpp tey ñoo def seen bopp transport léegi nag ki métier au transport kese kooku dafay xaar ba waa ji desal xam nga tey boo gisee ku yenn industrie yi mën a yor 100 camions ki yor 40 camions tey boo xoolee mën naa loolu mel ni port bi bu njëkk nga xam armateur bu ñëwee ñoom ñooy chargeurs yi ñoom ñooy transporter par voie maritime bu ñëwee ñooy def transport terrestre léegi ki nekk si réew mi météo transport mënul dem loolu nag moo tax camions yi bi mu ñëwee indi nañ fi 2 vagues mais ba fi ne meexe yow mën naa wax loo xamante ni sama papa ji ma bàyyi fen moom mi am na si mais tey mën naa wax ne ñoom ñooy fay seen poos ñenn ñi ko mën ñoo koy fay mais am na ñoo xamante ne tey boo xoolee sur 100 personnes 95% yi fayuñu parce que mun ñu fay li ko waral nag lu ñu waxoon la ñun waxoon nañ ko man wax naa si ba waaye li ma waxoon yëpp rëccu ma si dara parce que la ma wax am na mooy dama ne balaa ñuy indi fi camion nañ organiser secteur bi ba secteur bi man rentable parce que suñu papa yi fi nekkoon moom mii dañ leen fekkoon ñoom ñuy jënd ñun ñuy implanté ñoom ñuy jënd ay camion kuy jënd camion dem ba yàgg camion yi di gaare mënatoo jënd camion nga dem ba yàgg ñu lebal camion bees mais da nga yokk problème bi loolu mooy problème bi man nag leen rek moo si naqari mooy le fait que nga nekk secteur transport ñu jël contribuable xaalisu sénégalais yi dugal ko sa secteur ba pare xaalis boobu nar a seey man loolu loo metti la dëgg la waaw loolu moo metti la wax dëgg yàlla mais léegi yan jéego ngeen ci nar a dox yéen en tant que acteur yan jéego ngeen ci nar a dox yéen en tant que acteur non xam nga jéego yi mënta passé yëglu ak yëgle yëglu ak yëgle am na parce que boo xoolee oto yi ñu ngi fi bëgg a yàgg tey exemple rek laa lay jox oto boo xamante ni tey exemple mën naa wax ne oto bi jar 100 et quelques millions tey oto bi à l'heure actuelle borom versé gu si 20 millions te tey oto bi yow mënoo si 15 millions yow mi xamul ko xam naa ne bu ñu taxoon oto bi ne la kaay njaal 15 millions doo ko jënd 15 millions si poche moo la gënal oto bi te oto baa ngi jar 100 et quelques millions léegi sur 70 millions yooyu nekk xaalisu contribuable sénégalais xam man tey suñu autorités yi am nañuy faay mais ñun population am nañuy faay parce que dañu am responsabilité si réew mi te nanguwuñu jël suñu responsabilité si loo xamante ni lu nit ñi bokk la parce que loo xam nit ñi dañ ko bokk kenn ku nekk boo si dugg war nga si xool njëriñu ñëpp mais malheureusement c'était pas le cas tey boo xoolee camions yooyu fi ne ñun wax nañ nag man de particulièrement wax naa ko directeur transport terrestre wax naa ko ministre bi nga xamante moo fi nekkoon wax naa leen ne lii lu jar a xoolaat la parce que mbir su fekkee dañoo jël xaalisu 11 milliards et quelques jël ko mu nekk xaalis sénégalais parce que état tey boo xool président Macky Sall bu jëlee 52 milliards garanti ko pour benn secteur transport routier vraiment loolu acte boo xam ne acte bu ñu félicité la mais malheureusement amul encadrement tey ñi ko yor kenn mënu leen wax dara parce que tamit état moom moo am devoiru jël xaalis Sénégal yi jox ko benn partie contrôlé ko malheureusement contrôle moo si amul ñun nag li ñu mën mooy wax foofu la suñu man toll wax def nañ ko waaw mais nag war ngeen entamer ay plan d'action yéen a xam ne ngeen ko war a defee en tout cas yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci secteur boobu merci Aliou parce que li ngay wax nii question yu am solo la mais tey ku mel ni man mën naa ne tey ku mel ni sama papa bi toog fii moom plan d'action mën a mais xam nga damay wax ne fii suñu réew yi ñuy nekk maanaam sentiment yi moom mooy suuxal réew mi mooy da ngay gis mbir xam ni liy jaaduwul mais nga am kersay wax ki jiite mbir bi ne ko jaaduwul tey mën naa wax ne moom mii looloo ko dal xam na ne moom man mën naa waat si yàlla ne otoom bi li si ëpp bu fekkee mi ngi versé ba léegi si poosam lay complété loolu mën naa ko waat parce que man xam naa oto bi buy dem fi muy dem xam naa la mu fay jëlee kon mën naa xam ndax oto bi mën na verser 1 million par quelque par mois ndax mën na ko wala mënu ko léegi nag bu fekkee ne nag maanaam ñun ñi jël oto yi
ñoom ñoo war a am courage maanaam leeral mbir mi parce que am na ñu nangu seen oto de yoo xamante ne jombul yaa ngi leen doon gis ñu ngi fii kër Yoof yoo xam ne fi lañ nekkoon mais tey man su ma gisee oto yi wax dëgg yàlla sama yaram day daw ndax damaa xam ne xaalis sénégalais yi mooy seey foofu te dafay seey parce que malgré que ñi ko yoroon mënatuñ dem jël ko gaare ko mais buñ ko gaare tam dañuy gën a perte parce que dañu war a solution banque bi leen ko jox tamit muy BNDE lan mooy banque bi leen garanti bi état moo garanti mais banque bi leen ko jox ñoom ñoo war a jouer rôle bi parce que ki garanti ak ki joxe ñoom ñoo war a jouer ak ñi ngi ko jox ñuy jox ñoo xamante ni ñoo piloté parce que xam nga projet bu ñu demee ba directeur transport terrestre ak ministre am mënu la wax nëwu projet bi ça pose problème maanaam tey li may wax nii sous contrôle ak fii rajo laa koy wax directeur transport dafa am limite ci projet bi kon loolu audit bi dafa profond maanaam état bi moo war a xam xaalis Sénégal yi mu jël jox ko benn secteur muy suñu secteur transport mu jéem a xam xaalis boobu fan la nekk ak lan moo fa bàyyi waaw macha allah am na solo bàyyi na nga waaw may revenir ci question jaaji boobu rek muy oto yooyu ñuy wax oto yi man am naa ci mais li mu wax dëgg la d'une part oto yi mënuñoo fay seen bopp mais xam nga oto yi biñ ñu koy jox dañ ko taaraloon taar bi boo xam ne ñun xam nañ li ci oto waaye dañ ñëwoon day ànd ak bureau de fret boobu nag moo mën a régulariser oto yi ba nga xam ne oto yi bu ñu génnee danañu mën a fay seen bopp sans problème parce que am na moment bi boo xam ne commencé woon nañu am na weer wi woo xam ne am na ci oto yoo xam ne liggéey ñu 2 millions et quelques waaye loolu soriwul benn weer la saga mat na weer sax ca la yem mais bureau de fret boobu nga xam ne moom la ñu organiser woon ne nii la ñu bëggoon a doxale oto yi bu fekkoonte ne loola ma ngay dox kon oto yi danañu mën a fay mais bureau de fret ba léegi kenn waxu ci dara ba léegi fi mu ne moom ngoyo ngoy la loo bañ sa morom nangu loolu nag tant que ñu koy def oto yi duñu mën a fay rax ci dooli aussi cimentier yi ñu ngi jënd seeni oto à la place du transporteur yow yaa ngi usine nga yore ciment ngay defar yem sa defar ciment waaye da ngay defar sa ciment ba pare fab sa oto transporter ko njaga loo ma nga xam ne ma ngay commerce fee léegi transporteur bi toog compagnie sucrière xool li mu yore ñaata oto la yore yow yaa ngi doon ab usine ba pare nga bëgg a doon ab transporteur Dangote ñaata oto la yore yow yaa ngi di defar usine ba pare transporter di fayu transporteur yi kañ la transporteur di dund transporteur moom dañuy gën a dee rek su fekkee ne lii organiser wuñ ko ba bureau de fret bi taxaw duñu ma sa taxaw boole ko même transitaires yi au niveau de port ñoom ñëpp ay transporteurs lañu sama classe yeeg jaaji waa da lañ daa jël seen i oto bu nekk ñu dagg ci 100 000 wala 150 000 wala 200 000 francs lu ñu dajaleeloo quelques mois la nga def jënd beneen oto dugal ci seen i circuit muy transport ci boppam surtout transport poids lourd moom la ñu organiser wul président Bourgui Badiane nag daw na cee wax na cee jooy na ci lu ne def na ko ci waaye amul lu ko ci jàppale te état bee ko ci waroon mën a jàppale parce que bureau de fret bi nga amoon lañ doon këlee buñ ko continué woon dana baax mais Baye Ndongo nga yaakaar ne yéen également amul leen ci part de responsabilité maanaam tey ay transporteur ngeen comme ni nga ko waxee léegi nii yenn usines yi usine nga yemal ci sa wàllu defaru en tout cas sa produit mais li jëm ci wàllu transport bi yéen ngeen taxawal ko ba ci naka mooy ne tey ne ma yaakaar ne war ngeen ci am en tout cas mise mooy ne yéen tey ngeen taxawal wala ngeen def ay plan d'action yoo xam ne nii tey ñoom dinañ yëg ne lii kat bu ngeen ko taxawalee benn 1 heure temps rek wala benn 2 heures temps ñoo xam ne dañu am problème ndax yéen du jaadu ngeen def lu mel noonu. mais loolu ñaata at ngi nii ça fait plus de 15 ans ñu di ko xeex jamono Abdou Diouf ba léegi la woon léegi ko commencé woon di xeex mel na Habib Thiam moo ci mësoon a bind lettre ne léegi loolu dañ koy arrêté waaye loolaa tam waxi neen la lettre ba foofa la yem ñi ci des dañoo ba mu conduire loola ba léegi loolu ñu doon dund moom la ñuy dund. allez-y. waaw xam nga Alioune réew mu nekk dafa am lu ko tënk ay loi la réew mi ay loi la loi yi ay nit a ko xalaat bind ko tey pour nga def transport dafa am ay documents yu ñu lay laaj tey ñooñu def transport dañ leen a délivrer ay documents bu tax ñu am droit def transport civil nag mënta encadre maanaam tere moromu civilam maanaam tey ñun li nga wax ni wax nañ directeur transport wala délivrance bi ñuy def ci licence yi licence fi ne licence agrément transport maanaam sorewul a gënd gerte caaf xam nga nag bu fekkee ne dañoo dem ba licence tey nga mën a gis ay nit yor ay licence te amuñu oto ça pose problème licence bi sorewul ak dem jënd gerte si bit wala nga dem boutique ba jënd biscuit wala nga jënd loolu la neex nga jënd ko licence bi dañ koy lu ñuy jaay la rek tey mën naa ko waxee noonu laa ko mën a tuddee parce que ñëpp ko am léegi nag tey bu ñu ko délivrer nag jox ko Alioune mais damaa am sañ-sañ man leer ne Alioune ne ko dafa transport aw ma sañ-sañ bi maanaam bu ñu nee licence privée dafa am fu mu ne dafa am périmètre bu mu nekk maanaam usine bi am na droit usine bi togg ba ñor mu indi ko si dépôt bi am na droit boobu mais tey usine boo xam ne day toggee Sénégal yóbbu Bamako mais
kooku nga ne licence privée la yor mais loolu kon li may wax rek mooy dafa am loo xamante ne ñun li tënk maanaam tey ñun ñëpp ay Sénégal lañ kenn ku nekk sa capacité kenn ku nekk sa domaine mais dafa am loo xamante ne état bi moom mooy régulier moom mooy wax ne kii fii nga war a yem kii fii nga war a yem kii fii nga war a yem tey nag ñun suñ secteur transport maanaam tey ñi nga xamante ni yàlla def na ñu nekk dafa am ñoo xamante ni vraiment damay wax ne amuñu place si fiñ leen teg parce que tey bu fekkee ne tey licence ku nekk ko mën a am maanaam tey nga licence privée waa ji nga jox licence privée mu mën di jël dans côté nga xamante ni di barki dem la fi ñëw nga ne licence privée nga ko jox te teewul day dem fu ko neex lay yóbbu si 14 régions yi mais kooku boo ko waxee ay wax la rek xam bu fekkee nag réew nag bu fekkee dañ ko bëgg a rek ñu yàlla def ñoom ñu yor administration bi maanaam président bi partagé daal di jox direction bi def ko ministre bu wut ay directeur ak ay techniciens ñu nekk si cabinet ba ñu nekk fa ñooñu ñoore liggéey ba mais ñun li ñu mën a def nañ ko ñun kay la ñuy wax ni appel bi ñu def mooy maanaam li ñuy wax ni ñu ñaan yàlla président dégg ko man si jël ay décision maanaam faayi daal moom si cabinet ministère yi fa la may problème am na solo macha allah li nga wax lépp c'est vrai que civil tam mënut a tere moromam civil mais je pense que ne aussi am ngeen ci en tout cas du ma ne pas de responsabilité mais am na li ngeen ci war a dox en tout cas yéen ñi nga xam ne yéen di transporteur poids lourd ngir gën a ñoŋal tamit seen secteur yaa ngi koy wax léegi am na solo ndax oto yi nga xam ne ña ngi koy gaare muy mujjee nekk ferraille je pense que ne xaalis boobu di yàqu tamit amul benn njëriñ mënoon nañu ko mën delloowaat ci li nga xam ne kon mooy askan wi ba tey di fàttali ne mbokk yi rek ñu ngi ci seen émission klaxon ajuma bu jot 17h 19h ñi dal fii en tout cas ñi nga xam ne dañu yëngatu ci secteur du transport ndax transport nekk na secteur bu stratégique fii ci Sénégal donc bu ñu xoolee surtout tamit donc aftu bi ñu wax naa ne tey ak kon transport en commun autant pour moi poids lourd yi aftu rek moom rek mën na drainer en tout cas plus de 70% de la population sénégalaise moom moo leen di transporter bu ñuy xëy wala bu ñuy wàcc di encore une fois masa war ñi nga xam ne ñu ngi ci embouteillage bi di leen wax ne nag 78 474 43 48 78 474 43 48 xam naa gars yi tey dañoo xaw a ragal ndax Baye Ndong moo fi toog ak Baye Ndiaga moom gars yi digg nañ ni mu waxee ku liggéey ni mbaam mu fay leen ni mbaam ku sàcc mu daax mu tëjlu la te beneen bi fàtte naa ko en tout cas macha allah mais Baye Ndongo sànq yaa ngi doon wax lu am solo mooy ne ci wàllub 2 temps bi ñi ci bëri ñoo xam ne nii tey say employé lañ am na si en tout cas for naa ko ci weewu béy ñi ne tey ku d'accordul 2 temps bi da nga koy sanctionné sanction bi mooy lan mooy tey da nga koy yóbbu ci en tout cas li nga xam ne mooy Sitcom ma jàpp ne Sitcom ak aftu ñaari entité yu bokkul la yu différente la en tout cas ndax day jaadu nga jël koo xam ne ni tey aftu la nekk nga yóbbu ko Sitcom mu fay liggéey ndax loolu yoon la. waaw merci loolu lu am solo la parce que léegi naa gaañ di ko kaas waaye man Ndongo Fall man sama chauffeur ma embauché ko jox la un contrat en bonne et due forme. su ma neexee su ma xëyee ne la demal dawali njëgaloo. su ma neexee ne la demal dawali njëgaloo. l'essentiel yow heure yi ma li liggéeyloo na nga ko respecté. heure yi ma li liggéeyloo na nga ko respecté. muy Sitcom muy STC muy transport Ndongo Fall c'est le même groupe c'est la même personne qui est le président le PDG. fu ma neex laa leen di affecté. su ma neexee itam bu subaa su fekkee ne yow neexoo ma fii su ma neexee mën naa ko abal jaajiwaat mu dem dawali jaajiwaat te yoon may na ma ko. l'essentiel moom heure yi war a liggéey na ko liggéey bu salaire am jotee na fayu salaire am na ma demandé prestation familiale ak affaires sociales yi. mais loolu ñuy wax moom yàgg nañ koo kaas te loola nag du deñ fii laa koy waxee leen ngeen dégg ko ñoom ñëpp nañ ko déggandoo. fu ma neex laa leen di affecté su ma neexee bu subaa ma abal la ko yow rajo Atlantique su ma neexee sama benn employé ma jox la ko ne la féete la ak moom 1 mois. xaaral ba joxaale tata boobaa. de moom bu yaram maa koy fay loolu moom suñu niw ci l'essentiel da lay xëyal heure yi rek. loolu moom bii ba ñu génn ko ci seen bopp yi ku ma ci affecté nga bañ danaa la dàq. d'accord loolu kon gars yi dégg ngeen ko Baye Ndongo wax na ko leeral na ko Baye Diadji loo ciy tontu. waaw contrat yi de man su ma sañoon. af si defar contrat. ndax ab liggéey. soo bëggee nekk jël say droit. da ngay def say devoir. te foofoot état am na part de santé. paysans yi am nañu part de santé. employé yi am nañu part de santé syndicat yi am nañu part de santé ndax première oto yi jëkk a wàcc. 5 ans lañ ko garanti. nañ jël contrat yi def ko 5 ans. oto fi ñu ko garanti bi fa la ko contrat yem fa. souvent ñoom man am na war a waxtaan ak état xam ne que oto yi daal 5 ans la yem. foog nga la mën a yem. léegi suba ñu def contrat yem 5 ans. kon donc foofu première bi moom foofu dañ faa dal. waaye bi loolu demee ba passé. war na mën a xoolaat waxtaanaat seen biir. ñu kat léegi même bu fekkee ne contrat yi nekk arrangé wu la ñoom war ak état ni kat léegi contrat yi arrangé wu léegi nañ xool nu ko defaraatee ba mu njëkk waaye man daal contrat d'accord. man daal contrat la d'accord.
mais day baax sax ñi signé leen contrat muy Baye Ndongo yaa ngi koy wax sànq ne da nga wéetoon ci boobule combat mais je pense que yaa ngi wax ne da nga wéetoon ci combat bi nga xam ne ni tey ba nga defee en tout cas sa contrat ak def en tout cas 2 temps da nga ciy wéet mais ma yaakaar ne en tant que président GIE war nga am mainmise yow ci sa en tout cas ci sa kuréel googu nga yor mooy ne GIE Darou Salam boobu waxuma yeneen GIE yi Naayobe ak Soppar yeeg ñeneen yow mu tudduma leen mais Darou Salam bi nga xam ne ni tey moo la ñu waxtaanee parce que ñoom ñoo fi nekk bi nga nekk nga xam ne tey yaa ko jiite day jaadu wala da doon jaadu yow en tant que président nga wax muy Modou Mboub muy Malick Ndaw Ndiaga Diadji keneen ak keneen je me rappelle plus xam nga nan tin ñoom ñëpp Diadji gi ak ñoom ñëpp nga wax leen ne dañoo war a signer ay contrat en bonne et due forme muy benn ñaar deuxièmement aussi ñu jox nit ñi congé parce que tamit code du travail loolu la wax yow nga porter combat bi d'abord mais nga imposer leen ñi taxaw ci d'abord man dama yaakaar ne comme que porté naa combat bi te essayé la woon def naa ko pendant 14 mois fekk siwuñu ma yëf yi nag dafa am na muy tëddee est-ce que da doon jaadu président nga xaar leen ñu fekk si la est-ce que du woon yoon nga woo leen ñu fekk si la non ñaata yoon laa woote boo xoolee man am na moment bi boo xam ne même transporteur am na ñu ma mere woon parce que pour def pression ci ñoom tax na syndicalistes yi ak chauffeurs yi ak receveurs yi laa àndaloon di leen weeje ni leen foog ngeen wutal leen di contrat mënu leen a fexe du liggéeyloo nit ñi te du ñu am contrat boobaa tam li may doon bañ mooy xeex ñu daaneel la te ku ci amul contrat teguloo sa liggéey ci yoon tam boo demee yoon itam yoon day dal sa kaw loolu laa doon bañ xeex naa ko ba tàyyi dama caa mënul dara benn lam nag du yëngu su fekkoon ne am naa ñeneen ñu ma jàppale mënoon a maa jàll ñi ma ci mënoon a jàppale c'est l'état l'état ñoo ma ci mënoon a jàppale parce que àggoon naa ci benn bis ñu toog ak directeur c'est en réunion may leen ce que vous allez faire ñu nanguwul contrat désormais à partir de ce jour là bépp oto buy génnati aftu na ànd ak contrat à bonne et due forme bu chauffeur ba ak receveur ba ku ko ci deful ñu jël sa oto jox keneen mais ba léegi fekk si wuñu ma ci man damaa wax a wax ba seekeek mënuma ci ñoom dara léegi nag comme que noonu la moom ngoyoo ngoy la moom ni ma lay waxoon léegi boo ñëwee ci dëkk daal fekk ñëpp def yaramu neen buy boo nga sumbi sa mbubu man nag damaa soloon mbubu ci biir nit ñi waaye sumbi naa sa mbubu léegi damay def ni ñëpp waaw mais nag président d'accord maag yow nag président d'accord maag yow président li ma bëggoon daal mooy nga ne ma man de danaa wañ seen loxo parce que tamit yaa jiite c'est comme yaa ngi ko wax tout à l'heure un président de la république boo bëggee ñoŋal mbir mi da nga koy doore ci yow mooy ne par force ne en tout cas am na ay règlement intérieur bu leen régir yéen ngeen fexe ba peut-être da ngeen di rectifier règlement bi wala je ne sais pas quoi ngeen fexe ba waxtaan ak transporteurs yi ne leen carrément oto bi ñaari receveur rek wala ñaari chauffeur yi ca nekk wala ñett wala ñeent je sais pas xam nga ñaata moo ciy nekk wax dëgg yàlla parce que ba ma fa jógee léegi yàgg na ngeen wax leen ne par force dañuy am contrat ngeen signé leen ko mooy jaadu. d'accord naa ci li nga wax mais loolu état moo ko mën Ndongo Fall mënul loolu Ndongo Fall amul lu muy sanctionné aw làmmiñam dong la yore mënumaa sanctionné kenn état moo mën a sanctionné moo mënoon a teg ay garde fum yoo xam ne kenn du ko mën a jéggi bu ko état deful nag Ndongo Fall wax dong la man amul leneen lu ma ci man tout à fait d'accord avec vous jooy naa ko ba taay yuuxu naa ko ba taay parce que su ma seyoon ñëpp nekk kii avec la législation te itam 2 temps yi ki nga li ci gën a metti am naa chauffeur yoo xam ne suñu masaan na xëy par exemple nga xam ne daw nga sa 5 heures de temps mu fekk la banlieue dañuy dem naa demee raxas oto bi pour rey foofa 3 heures de temps ya daawuñu ma liggéeyal te loolu lépp xam naa gannaaw gi laa ko xam kenn du la ci liggéeyal 5 heures de temps yu mat nit ki nag boo nekkee ci lëf ba dee boo dekkee moom kenn mënu la caa dolli dellu xanaa ma ànd ak ñi ñëpp def ko rek ba may dee ma ànd ak ñëpp dee waaye nekk ci def ba dee boo dekkee waatee kenn mënu la caa delloo. macha allah Baye Ndiaga. waaw foofu de man c'est-à-dire présidentiels yi da cee bari ñoo xam ne comme ni ko sëñ Jaaji bi ñuy commencé afti xool ñu compétence yaa fi sës leen xool waaye fekkoon compétence am na contrat yi am da cee bari ñoo xam ne dañuy biir afti amuñu xam-xam parce que xam ndax mooy nit ki da ngay li nga yor da nga koy xam lii nga war def ak lii